salaamaaleykum suñu mbokk internet Caaroy info TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox ku nekk seen wàccuwaay di leen dalal ak jàmm ci émission bi di càmbaru bis bi comme ni ñu koy defee rek chaque jour càmbaru bis bi di émission boo xamante ni da ngeen koy am du lundi au vendredi bu 17h jotee tey ma wuutu fi sama naataango Amadou Gningue ngi daal koy noppal tuuti rek si noonu rek di leen fàttali rek yéen a ngi suivre émission bi ci suñu page Facebook caaroyinfo.net si kanam tuuti nag dinañ ubbi li nga xam ni moo di ligne bi ngir mbokk internet yi nga xam ni bëgg nañ participer ci biir émission bi ci noonu rek mun ngeen ñu woo ci 77 036 06 74 wala ci 77 777 88 65 mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di daal di jégglu rek ci li nga xam ni moo di retard bi ay jafe-jafe technique rek moo ñu daal di tënkoon ci noonu ni ñu koy defee saa su ne tey ñu nar a waxtaanee li nga xam ni moo di discours Adji Sarr bi nga xam ni démb def na ko comme ni ñu koy baaxoo di defee rek ma daal di nuyu samay chroniqueur waaye aussi dalal bu baax a baax samay gan ñi nga xam ne tey ñoom laa fi invité ma am ci sama ndeyjoor kii di Al Amine moom mu Al Amine Seck moom mu nekk coordinateur bu cercle des jeunes bu ginnaaw raay sud waaye tamit keneen ci samay invité muy sama naataango nekk aussi sama confrère di Seydina Bilal Niang je rappelle que moom acteur de développement la ci noonu rek Amadou Gningue ma bàyyi la nga nuyoo suñu mbokk internet yu Caaroy info TV. di leen jaajëfal bu baax a baax soxna Amina di nuyu képp nga xamante ni jamono ji di ñuy teewlu suñu page Facebook caaroyinfo.net di jaajëfal bu baax a baax suñu ay invité ki nga xamante ni moom moo di Al Amine di ko nuyu bu baax a baax di ko remercier si invitation bi muy si Seydina Bilal Niang di frère ci man di ko nuyu bu baax a baax di nuyu Abdoulaye Camara di la jaajëfal bu baax a baax. d'accord cant ak gërëm ñaan na la Amadou Gningue di nuyu bu baax a baax Abdoulaye Camara suñu sportif bi ci biir kër gi ziar naa la. Ami delloo ziar maa ngi lay nuyu di nuyu Amadou di nuyu suñu invité yi Bilal ça fait vraiment plaisir bokk ak yow plateau bi ndax sa expertise xam naa fu mu toll quoi di nuyu aussi internautes yi bu baax a baax di leen jox di daje ci rubrique sport incha allah. d'accord di ko jaajëfal bu baax a baax ci kanam tuuti xam naa ni rek dina dikk ak ñun ci li nga xam ni moo di actualité sportive bi Seydina Bilal nuyu naa la ziar naa la waaye ma lay bàyyi rek nga nuyoog suñu mbokk internet yu Caaroy info TV. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di la nuyu yow mi nga xamante ne yow yaay présentatrice vedette bi Ami Boy Fall sama xarit sama consoeur waaye rek di nuyu ki nga xamante ne mooy sama frère Kamou. yow on est ensemble maa lay ziar bu baax a baax mais en même temps tamit mon ami mon frère Amadou Gningue di rafetlu bu baax a baax tamit initiative bi nga xamante ne moom ngeen jël parce que jàpp nañ ne ay ndaw ngeen mënoon ngeen dem liggéey feneen mais bu fi nekkee ne da ngeen a gis ni war ngeen a mën a def dara dama leen di encouragé bu baax a baax jàpp nañ ne ku ñëw fii nii xool xëy na yàgg nañu dem ci yeneen plateau mais jàpp nañ ne plateau bi yàgg na bu ñëwee li koy yanjal nag mu nekk ay jeunes yoo xamante ne c'est des jeunes engagés yoo xamante ne ñoom ñoo fi nekk ngir liggéeyal li nga xamante ne moom mooy seen askan dañ leen ci sant bu baax a baax di leen ci gërëm di nuyu ki nga xamante ne sama xarit la muy Al Amine Seck di ndaw loo xamante ne rek ginnaaw raay da koy béggee bu baax a baax ndax xam nañ bu baax a baax engagement yi nga xamante ne am na ko te mu ngi koy taxawee di wax rek que ne mon frère ginnaaw raay a besoin de ces jeunes yoo xamante ne toujours rek ñoom ñooy téye flambeau bi nga xamante ne moom mooy flambeau Pikine. merci beaucoup d'accord di ko jaajëfal bu baax a baax moom Seydina Bilal Niang nekk sama confrère nekk foofu ci diwaanu rajo Oxygène FM bu Pikine ci noonu rek Al Amine Seck nuyu naa la ziar naa la ma lay dalal pour la première fois tey ci suñu plateau di la bàyyi rek nga nuyoo mbokk internet yu Caaroy info TV. waaw salaamaaleykum jërëjëf Alina ci invitation bi di la nuyu bu baax a baax di rafetlu également sa liggéey di nuyu aussi sa confrère yi nga xam ni ñoom nga toogal. mooy ku ci mel ni Amadou ak Gàppu ak Bilal yi nga xam ne man ak moom ñoo bokk ginnaaw raay di am mbégte bu baax a baax si plateau bi nga xam ne yéen a koy def ñu waa Caaroy TV ñu bokk internet yi di am mbégte bu baax a baax jërëjëf. d'accord di la jaajëfal bu baax a baax ci répondre bi nga xam ne moom nga répondre invitation yi waaye aussi di nuyu bu baax a baax suñu mbokk internet yi ku ci mel ni Mouhamed Gologo tey dag ñoo daw daal duñu lay gis rek ci suñu plateau waaye tamit ku ci mel ni Nungu Diop ñu ngi koy nuyu di ko ziar Mouhamed sax moo nga naan bravo à l'équipe de tout cœur avec vous nuyu nañ la ziar nañ la di jaajëfal bu baax a baax aussi ñi nga xam ne ñoo nekk ci technique bi comme niñ koy defee à chaque fois rek dañuy waxtaanee li nga xam ne moo di actualité ñu gis ni nag démb ki nga xam ne moo di
Adji Sarr nga xam ne nag da doon rek jàkkaarloog askan bi ngir mën a wax ak askan bi ci problème bi nga xam ni moo ko daal di jotale ak ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko. mu mel ni rek depuis lors génnul def benn sortie médiatique. démb nag mu nekkoon bu njëkk yoon muy daal di génn ci noonu rek après discours bi mu am ay polémique yoo xamante ni yu ci bëri daal dina ciy jóg askan bi ku nekk daal na si joxe sa xalaat waaye tamit ku nekk ak na nga gisee bile mbir. Amadou Gningue tey déglu nga discours ki nga xam ni moo di Adji Sarr tey ji en tant que chroniqueur ban jàngat nga am ci boobu le discours. D'abord dañuy xam ne ni am yoon la bu yoon jox la mu génn wax ndax boobu ba tey dégguñu ko ba coow li jógee ba tey dégguñu ko mu wax kon yoon la woon mu jug wax mais naka la waroon waxee ak naka ak ci lan la waroon wax parce que boo gisee boobu ba tey ñi génn ci coow li di wax am yu fi xew Sénégal ñu doon wër ay discours d'apaisement mais mu mel ni kenn ku ñu xaw a sol pour mu mën a ñëw mel ni mu yeewaat fitna ba nga xamante ni jotoon naa tàmbali di fay waaye ci loolu tamit ñu gis discours bi de temps à autre dafay am ay incohérence par rapport ak fait yi muy nettali ak ñu doon am yu ñu doon dégg ci biir discours bi ba nga xamante ni moom lay coow li di doogay jug incohérence boobu nag am na nit ñi seetlu nañ ko mu jur ab polémique comme ni nga ko waxee waaye ba tey moom Adji Sarr dañuy gis ni sax il a fallu que mu am kenn ku nga xamante ni daf koy contrôler pour que moom mu bañ a def ay erreur ci wàllum communication buy maître El Hadji Diouf ñu gis ni loolu daal même ba muy génn mënoon naa génn tamit moom lancé wu si logique bi nga xamante ni moom moo di logique d'apaisement bi nit ñi jëloon fii si Sénégal ndax coow bañ a am waaye it ngir ñu mën a fay coow loolee mais dañ koy comprendre tamit moom nee na dañ kaa tooñ kon ku ñu tooñ tamit am na sañ-sañu laaj yoon def liggéeyam léegi nag moom ci lancement boobu toujours la nekk dañ ko koy nangul en tant que ab citoyen waaye nag gis nañ ni discours am bi bëri na ay incohérence bu bëree bëri. d'accord discours bi bëri na ay incohérence bu bëree bëri kamu Abdoulaye Camara mu mel ni rek teewe nga li nga xam ne moo di discours Adji Sarr bi am na ay révélation yu bëri yoo xamante ni moom la ci def ku nekk ak sa jàngat yow lan nga ko jàngatee. waaw jërëjëf Ami loolu damay am sawate wax si parce que je suis un citoyen sénégalais comme tout le monde parce que Sénégal baaxee nañu loolu nit bu defee benn révélation interprétation yi day bëri ñi dañuy fare fii ñii fare fii ñii dañ koy entendre d'un côté et ñeneen ñi aussi dañ koy entendre de l'autre côté mais man démb xaw naa seetaan tuuti mais li ma gis incohérence am na si ak li mu doon waxee elle n'était pas à l'aise dañ doon wax ne elle n'était pas dans son assiette parce que pour man sooy exprimer wu di jàkkaarloog nit ñi di wax pour que ñu xam ne li nga wax da nga ko maîtriser il faut nga nekk face aux caméras face aux téléspectateurs il faut que aussi les gestes parce que les gestes ça exprime quoi donc maa ngi gis démb elle était coincée xam nga comme si que dañ koy dee wala comme si que elle avait un écouteur mu ngi si nopp comme amoon na benn écouteur ci nopp bi parce que dañuy gis ne elle a fixé son regard si suuf te loolu rek day créer le doute moom moo am dëgg wala moom moo am tort xamuñu mais démb mënoon na am benn rôle bu majeur bu mu joué parce que première fois mu def déclaration première fois aussi nit ñi gis ko donc mënoon na xëcc le manche dans son côté du ma ne nag discours bi c'était pas le moment mais démb ni ñu ko véhiculer je pense que am na ay yeneen lajj-lajj yi nga xamante ne waroon nañ ko gën a perfectionner ba moom mu gën a xëcc le manche dans son côté quoi. d'accord mu gën a xëcc le manche dans son côté dafa mel ni rek ku nekk ak sa gis-gis ku nekk ak sa jàngat Seydina Bilal teewlu nga discours bi. waaw déglu naa ko bu baax a baax. ban jàngat nga ci am. bon jàngat bi ma ci am damay revenir rek ci li nga xamante ne moom moo jotale Sonko ak Adji Sarr ma fàttali rek ne ñoom ñaar ñëpp ay citoyens sénégalais lañu benn kenn ki nga xamante ne moom mooy Adji Sarr moom dafa am ay droit maanaam yu ko tënk même droit yooyu noonu moom la Sonko am maintenant bu nekkee tamit dañu dem ci fi nga xamante ne moom mooy côté justice foofu bu boobaa personnalité Ousmane Sonko du fa am dayoo bu baax a baax bu boobaa dañuy atte rek atte bi nga xamante ne moom la ñuy atte mooy selon les faits yi nga xamante ne moom moo am bu fekkente ne moom moo am Sonko moom xam na li ko ci fekk maintenant bu nekkee tamit mbir mi amul ki nga xamante ne moom mooy Adji Sarr
moom c'est à ses risques et périls. Maintenant bu ma ñëwee ci discours démb bi bu ñu fàttalikoo ne ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko moom moo njëkk a def discours du moins bi nga xamante ne génn nañ ko ci fi nga xamante ne foofu la nekkoon rek ci section de recherche dafa daal di gaawantu rek daal di organiser li nga xamante ne moom mooy point de presse jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne ñoom mooy journalistes yi weddi tuuma. Maintenant kon ñun ñu ngi doon xaar version ki nga xamante ne moom mooy Adji Sarr moom mi nga xamante ne moom moo accusé ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko. Mais nag moom bi mu ñëwee démb dafa def discours boo xamante ne dafa li mu waxoon li mu doon jiñ Ousmane Sonko daf ko dëggal bu baax a baax. Mais ci côté communication booy xool da ngay jàpp ne ci nga xamante ne xëy na seen xam-xam màcc na ci wàllum communication bi dafa des bu baax a baax. Benn mu ngi wax boo xamante ne comme ni ko Kamu waxee rek jàkkaaroowul ak li nga xamante ne moom mooy caméra bi toujours rek booy xool dafay sëgg di wax on sous-entend que dafa am loo xamante ne texte boo xamante ne daf ko bind di ko lire. Maintenant dafa mel ni sax am na ay photo yoo xamante ni wane nañ ko. am benn voilà ak benn enregistreur boo xamante ne ñu ngi ko teg ak ay écouteurs yoo xamante ne mu ngi koy déglu. Beneen bi muy bu fekkente ne direct la ñu wax lay def booy déglu. loolu sax dinaa si ñëwaat voilà. booy déglu ci li nga xamante ni moom mooy sa téléphone parce que man sama téléphone laa ko doon seetaanee mais en même temps maa ngi toog suñu kër di seetaan maintenant man mi ko doon seetaan sama téléphone man maay raw bu baax a baax écart bi dina nekk benn écart boo xamante ne 15 minutes la télé bi door a ñëw ci loolu noonu dimanche léegi loolu noonu mënul nekk direct kon dafa nekk loo xamante ne xëy na c'est une chose déjà préparée. D'accord, c'est une chose déjà préparée mu nekk loo xamante ni sa gis-gis la Al Amine yaa ngi suivre actualité politique yi. waaw maa ngi koy suivre bu baax. démb déglu nga discours Adji Sarr. jot naa ci déglu tuuti rek. ban jàngat nga ci am. déglu bariwul bon jàngat bi ma ciy am rek. jàkkaarloo la caméra bi. jàngat bi ma ciy am rek lu ndaw la man dama ne woon sax man loolu du ma ci intervenir parce que tamit ak lu mënti xew rek maanaam mbir mi c'est une affaire privée boo xam ni ça concerne deux citoyens ñu war a dem justice pour que justice mën ci prononcé wu leeral ñoom ñaar kan moo am dëgg ak kan moo amul dëgg jusqu'à la preuve du contraire tey Ousmane Sonko dañ ko war a jox présomption d'innocence jàpp ni deful mais tamit ki nga xam ni moo di Adji Sarr mën naa ni dans cette affaire moom mooy victime bi ñu jàpp ni moom tamit gis na ni kat dañ ko tooñ yoon la mu dem ci yoon porte plainte pour que yoon mën a leeral xam mook Ousmane Sonko lan moo jot a xew li ma ciy naqarlu rek lenn la mooy maanaam dossier bi ni nga xam ni noonu lañ ko médiatiser ak tamit noonu lañ ko politiser si ñaari côté yëpp muy camp Ousmane Sonko camp pouvoir bi tamit tey parce que tey Sénégalais yi dañ dem ba personne ne sait dootoo xam tey fa la dëgg bi féete est-ce que si côté Ousmane Sonko la est-ce que tey si côté Adji Sarr la parce que y a de la manipulation dans les deux côtés man daal jàngat boobu laa ci def en tant que jeune di observer bu baax a baax di teewlu tamit actualité bi vraiment mais loolu daal laa ci gis daal ci gàttal d'accord di la jaajëfal bu baax a baax Amadou Djing ci boobu le discours la ñuy desandi ba tey rek mu mel ni rek ki nga xam ni moo di Adji Sarr kii di maître El Hadji Diouf moo toogoon si wetam sax am yoo xamante ni da ko doon dictal comme niñ koy waxee ci noonu mu am question boo xamante ni moom la ko journaliste yi posé di ko laaj mbirum viol boobu ba mu amee lan moo tax mu préféré dem def ay prélèvement alors que nekkul dem fi nga xam ne moo di police ci noonu rek ñu mel ni rek ñu dégg si ay baatu ki nga xam ne moo di maître El Hadji Diouf naan ko non bu ci wax ak bu ci àddu naan ko c'est pas vrai tey jii yow loolu lan la lay def. D'abord boobu mayee rek su lu ñëwaat leen lu ndaw a ndaw moom mooy que li askan wi di naan Adji Sarr dafa mel ni ku doon liir am na sañ-sañ bind texte bi muy def point de presse di ko liir Sonko bu ñu xoolee point de presse bi yëpp texte bi daf koy liir di wax di jël point par point c'est juste pour ne pas perdre le fil quoi en quelque sorte beneen bi des moom mooy présence su maître El Hadji Diouf man na ma dérange point li tax dérangé wu ma moom mooy avocat am na sañ-sañu teewlu client am buy def déclaration. mais est-ce que war nañ ko poser question. voilà naan ko non mais li si xaw a tey xel moom mooy que le fait que mu naan ko buñ tontu ci loolu ak loolu moom moo tey xel si sénégalais yi mais loolooy rôle avocat tamit tey Sonko ci déclaration bi bu naroon wax lenn la nga xamante ne peut-être mën naa nekk erreur de communication un jour. peut-être ay avocat dinañ ne ko bul àddu ci loolu wala bu ko journaliste posé woon question ci li nga xamante ni jotagul mu wax si ay avocat am dinañ taxaw ne ko bul tontu ci loolu kon jusqu'à présent kii nga xamante ni moo di maître El Hadji Diouf rôle d'avocat am la doon def maintenant nag
li am ba des moom mooy fi gars yi doon sikki sàkk que lan moo tax demoo defi ay lan moo tax nga dem defi prélèvement njëkkee woo police ak yooyu mais loolu tamit dafay juraat sikki sàkk si sénégalais parce que dañ naan viol booy accusé nit ki viol ci ki nga war a njëkk a jiitu mooy peut-être am benn sage-femme mu consulter la et cetera ba dañ naan sax sa doom bu dee dañ kaa violé mu nekk xale njëkk kaa yóbbu hôpital sage-femme bi approuvé que ni kii kat ñu ngi doon jéem a tenté di ko violé wala kii violé nañ ko après nga jaar noonu doogaa dem police waaye en tout cas dañ naan la bul sang nit ki bul def nii nit ki et cetera et cetera kon jusqu'à présent man pour man li gënoon mooy maître El Hadj Diouf assister li nga xamante ni moo di client am moom nag à sa façon d'assister c'est à lui de voir en tant qu'avocat man pour man foofu rôle d'avocat la maître El Hadj Diouf def mais en tout cas boo xoolee nag léegi nag si visage ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr def na fa benn expression am na benn expression bu mu génn bu mel ni boo xoolee visage bi da nga naan kii dafa mel ni ku tiit ku naan man de juum naa wax naa li nga xamante ni waruma ko woon wax naa li nga xamante ni dañ kaa waroon def et cetera visage am loolu la doon exprimer mais nag maître El Hadj Diouf en tant qu'avocat moom rôle am la doon def man noonu laa ko gisee. d'accord rôle am la doon def Abdoulaye Camara ci li nga xam ni moom la Adji Sarr daal di wax rek ma nga naan j'ai été violée plusieurs fois mais ginnaaw ba muy wax loolu da nga doon sentir benn hésitation mais tamit benn comme si que elle n'est pas rassurée à 100% amul woon assurance ci boppam yow tey jii lan ngay jàngatee yooyu les manières yooyu les au fait suy wax da ngay gis ni dafay tâtonner wala sax dafa mel ni dafa am lu muy déglu ba pare doog a wax yow ban jàngat nga ci am. waaw merci Ami bi nga nee ban jàngat laa si am parce que damay indi sama jàngat keneen indi jàngatam te gis nga fee bi comme ni ko Amadou waxee léegi Sénégal dañoo safoo def benn affaire mooy dañuy far fii rek xeex fii nii donc ñoom même bu fekkente ne ñu ngi far benn camp bi alors il faut que tamit ñu bàyyi les experts ñi nga xamante ne ñoom la seen xam-xam màcc ci wàll bi ñu mën a expliquer parce que man maa ngi lire sànq benn article ki nga xamante ne moo di Cheikh kii nii psychologue la mu ngi nekk Babacar Diagne moom mu ngi expliquer ne su ngeen xoolee discours bi nu mu déroulé il semble que le silence a été trop pesant psychologiquement ci ki nga xamante ne moo di Adji Sarr te c'est vrai parce que ñun ñëpp dañuy def discours que ce soit fii wala ñun mu nekk feneen parfois da ngay sentir benn gêne bi nag doo xam nit ñi la tiim la wala yooyu am sa gêne parce que pare woo mais lépp lu munti am rek peut-être c'est un discours préparé et c'est normal parce que booy dem fenn il faut que nga armé wu léegi su fekkente ne elle l'a préparé autant pour moi sans pour être aussi prête que ni ñu ko bëggee woon donc day am ay lajj-lajj donc je pense que moom démb c'était l'occasion parfaite comme ni ma ko waxee mu laal tuuti sensibilité sénégalais yi parce que Sénégal ñun ñëpp dañu sensible quoi mais comme que demee na nii donc bu kenn di interpréter pour far ku mënul interpréter pour li nga xamante ne moo di logique comme affaire dossier mu ngi si yoon mais je pense que comme mu ngi si yoon rek interprétation bu mu doon li nga xamante ne lu ñëwee parce que je vois depuis hier statut yaa ngi daw montage yaa ngi daw ñun ñii ñëpp mënuñu am certitude que li daw ak li génn est-ce que réellement loolu moo am. d'accord li daw ak li génn est-ce que réellement moom moo am man moom su may xool statut yi dama naan sénégalais yëpp ay chroniqueurs lañ mais aussi sénégalais yi ku nekk rek da ngay joxe rek li nga xam ne moo di sa jàngat Seydina Bilal Niang tey jii ginnaaw boobu le discours mu am ay révélation yoo xamante ni Adji Sarr daal na ko ciy def rek ci noonu rek mu mel ni sax lu bëri dafa umpoon li nga xam ne moo di sénégalais mais génn na publiquement ni dafa wannu lor te ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko moo ko wannu lor yow tey jii en tant que journaliste nan ngay trouver wala sax ban analyse ngay def ci yenn révélation yi nga xam ne daf ko def publiquement. bon li may révélation yi nga xamante ne yokkal tuuti baat bi révélation di mois yi nga xamante ne moom la Adji Sarr def nekkul loo xamante ne lu ndaw la parce que boo xoolee Ousmane Sonko moom il est présidentiable c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aspire à devenir quelqu'un kon jàpp nañ ne xëy na ak lépp lu ñu mën a wax ak lépp lu ñu ko mën a défendre moom am na benn point boo xamante ne il a été un peu fainéant là-dessus mooy le fait que muy dem ci di massé wu fi nga xamante ne moom mooy ci cabine de massage yi alors que mu ñu xam ne massage y a des kinésithérapeutes yoo xamante ne ñoom ñoo war a mën a def massage alors jigéen ñi nga xamante ne xëy na jànguñu massage defuñu dara même si bu fekkente ne dafa wax que ne dafa feebar nangam sangam man je pense que ne dafay trouver benn alibi boo xamante ne rek daf ko war a mën a teg maintenant cadre bi ndax
egg na ci kawam wala eggu ci kawam loolu comme ni ma waxee toujours rek justice moom moo koy doxal bu baax a baax man foofu noonu dama fay am li nga xamante ne moom mooy droit de réserve mais si li nga xamante ne moom la Adji Sarr wax bu fekkente ne dëgg la benn dafay yàq li nga xamante ne moom mooy carrière politique ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko parce que ñëpp xam nañ ni bu fekkente ne yow da nga nekk ci wàllu politique bi ay affaire de mœurs dafay yàq li nga xamante ne moom mooy sa réputation bu baax a baax moo tax li nga xamante ne moom mooy mbir mi Ousmane Sonko moom moo ci gagné lu bëree bëri à ce que ñu dem ci procès parce que moom il y va de sa crédibilité parce que moom Adji Sarr xëy na moom victime la moom tamit am demande na à ce que justice soit faite ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk muy ne à ce que ñu dem ci procès mais jàpp naa ne procès bi buy dem kenn ki ci war a mën a sortir victorieux moom mooy Ousmane Sonko parce que moom moo mën a taamu mbir yi leer parce que moom mooy nekk ki nga xamante ne toujours rek moom mooy dagaan li nga xamante ne moom mooy baasu askan wi ngir jiite li nga xamante ne moom mooy réew d'accord ngir jiite li nga xam ne moo di réew mi mu mel ni rek li nga xam ne moo di ëllëgu Ousmane Sonko ci wàllum politique bu fekkee rek il n'est pas sorti victorieux ci li nga xam ne moo di bile mbir rek dina nekk loo xamante ni dina takk suuf bu baax a baax Al Amine révélation yi nga xam ne Adji Sarr def na ko si diggante ak Ousmane Sonko mu mel ni am na ay révélation yoo xamante ni sax mi ngi wax waxu jabaram mi ngi wax waxu këram mi ngi naan xëy na lii amu ko si jabaram tey ji nga jàpp ni loolu warul nekk fitna boo xamante ni munul nekk loo xamante dina yee fitna kër Ousmane Sonko. waaw Amina comme li nga wax rek xam nga tey maanaam ci wàllu dossier bi dañ ci tollu moment boo xam ni xam naa ni benn bataille médiatique boo xam ni les deux camps ñu koy jéem a jouer démb sorti Adji Sarr bi vraiment bon y a pas mal de révélations yoo xam ni yëkkatil baat bi tuuti. démb sorti Adji Sarr bi gis nañ y a pas mal de révélations yoo xam ni def na ko ma jàpp ni rek ak lu mënti am rek loolu noonu tey foog ñu bàyyi justice def liggéeyam. mais ci li nga xam ni moom la révélé di wax si ay jabaram ak soxnaam naan li muy am ci moom Ousmane Sonko moo ko ni li may am ci yow. duma ko am samay jabar est-ce que mënul yee fitna kër Ousmane Sonko. bu baax a baax Amina parce que ak lu mënti xew rek ça veut dire que ni tey muy Adji Sarr di Ousmane Sonko xamante nañ li wér te wóor mooy xamante bi am na mais nag problème bi mooy seen relation fan la yegg. loolu man mënu ma ko déterminer. d'accord xëy na peut-être démb Adji Sarr am na lu ñu ci may tuuti. bon tamit ma jàpp ni rek aussi comme un homme ordinaire. xam nga bu amat nit rapport. pour man bu fekkee am nga confiance ci moom. am na foo xam ni war ngeen fa mën a yegg. d'accord bon man fi may condamner le leader du PASTEF. mooy aussi moom tey dafa war a xam ni il n'est pas n'importe qui. parce que pour man affaire bi da ko jël à la légère. parce que tey le fait que muy dem ci Sweet Beauté di fa massé wu. te yow nee nga am nga ay renseignements yu la wax ni kat d'accord tegal foofu sa loxo rek ma am mbokk internet bu ma jël salaamaaleykum rahmatullah. salaamaaleykum rahmatullah. sëñ bi yokkal baat bi tuuti. waaw émission bi yaa ngi ci biir yaa ngi en direct Thiaroye Info noo tudd ak fan ngay wootee. tur bi naka la tur bi. Xalifa ginnaaw raay Xalil Pro ziar naa la. ba yaa ngi ci jàmm. yokkal baat bi tuuti. waa Al Amine lañ invité mi ngi ci plateau bi di la dégg. waaw maa lay ziar Khalil Pro mon frère. oui merci kontaan nañu. maa ngi rafetlu bu baax a baax yow moom sa waay yow fu ñu la dégg rek dañuy kontaan quoi. dëgg la ñoo ko bokk. gannaaw bu baax la bu sérieux macha allah boo xam ni roy gaa la si ndaw yi quoi. dëgg la Khalil. fierté nga pour ñun jeunes yi nekk fi yëpp. dëgg la. di rafetlu émission bi di bëggee waa Thiaroye Info TV yëpp. d'accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. di rafetlu li nga xam ne moo di woote bi. merci beaucoup. lan la wax Khalil Pro. d'accord Khalil ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaye Thiaroye Info mi ngi rafetlu bu baax a baax li nga xam ne moo di appel bi
mu mel ni rek damay joxe rek beneen numéro pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a dugg mun ngeen woote ci 77 777 88 65 wala ci 77 791 58 37 ci noonu rek ñu koy continuer ba tey rek di nuyu bu baax a baax suñu mbokk internet yi ku ci mel ni Maurice mi ngi naan salam la famille di ziar tout le plateau plus particulièrement à mon frère Seydina Bilal Niang Maurice nuyu na la Ibrahima Timbo depuis Espagne salam waa Thiaroye Info di leen ziar mais Adji Sarr ak Sonko ñoom seen problème xanaa du jeex cay Sénégal mu mel ni rek ñu koy ziar bu baax a baax moom Abdoulaye Ibrahima Timbo depuis Espagne Aminata Dior bokk ci kër gi di naan Adji Rabi Sarr ak maître El Hadji Diouf suñu respecté wul seen bopp ak seen njaboot ñu respecté au moins les Sénégalais wax su feebaree ay nopp yu koy dégloo war a wér ci noonu rek mu mel ni rek am na kuy laajte ana Goloko ak Mbodj ñun tamit laaj nañ la boobu question Goloko gisuñu ko Mbodj gisuñu ko mu mel ni tey ki nga xam ne moo di Mouhamed Goloko dafa nar a rek càmbar fi nga xam ni moo di internet bi Mouhamed Goloko sa commentaire bi gudd na après nga woote mi ngi naan cette sortie de Adji Sarr consolide la thèse du complot. Adji Sarr était mal à l'aise durant tout son discours. Hormis ça, les paroles de Adji Sarr sont aussi immorales. Je pense que cette sortie a pour but de dégénérer. Mohamed Goloko sa commentaire bi dafa gudd leb naa ko ba beneen mi ngi naan n'oubliez pas que la fameuse fuite de l'audio qu'il disait il faut le traîner dans le bout. Maurice absolument frère analyse bu pertinent mu mel ni rek ki nga xam ni moo di Mohamed Goloko lay daal di waxal rek waaye tamit keneen ñu koy ziar muy di Njoon Dame Gout mi ngi naan félicitations mes frères di ko jaajëfal bu baax a baax mbokk internet yi mu mel ni rek képp koo xamante ni bëgg nga dugg ci émission bi mun ngeen ñu woo ci 77 791 53 92 wala rek nga woo ñu ci 77 777 88 65 ni ñu ko doon defee sànq rek lañ koy daal di continuer ki nga xam ne moo di Adji Sarr Amadou Gningue dafa mel ni rek dafa ab défi boo xamante ni lancé na ko Ousmane Sonko nee na bu Ousmane Sonko wee taxaw waat ni musu ko sàkku wala sax musul en fait musu ko sàkku laay mën a waxee ngir mu gën a rafet. musu ko laal. ah laal la wax. musu ko laal. mu mel ni rek ki nga xam ne moo di Mouhamed Goloko daal dina may dégg rek Mouhamed nuyu nañ la. yokkal baat bi waaw ma ne maa ngi leen di fay di nuyu ñi nga xamante ni ñoom nga bokkal plateau bi ñu ngi lay kamu ak sa ñaari invité yooyu ci plateau bi. ñu ngi lay ziar bu baax a baax Mouhamed Goloko su fekkee yaa ngi ñuy dégg nga woo ñu ci 77 791 53 92 ngir déggin bi gën a mën a neex. Inch'Allah. D'accord dinañ ko jël ci kanam mu daal di ñuy woo rek ci 77 791 53 92 ngir rek déggin bi mën a daal di leer Amadou Gningue ci yow laa nekkoon. mu mel ni yaa ngi doon wax que ni Adji Sarr li mu lancé défi Sonko rek man dama ne nag discours am bi yëpp man peut-être foofu la tàmbalee di laaj parce que nit ki mënoo jug yëkkati ak coow nga gis ay bakkan di rot selon man ay bakkan di rot Sénégal ñëpp di génn population ak force de l'ordre di xeex ngay toog tey jii naan def nga toog rek waat bu waatee bu ma retiré sama plainte kon moom dafay mel ni waatu Ousmane Sonko moo gën a foor bakkan yi rot dégg naa benn bakkan bu rot ñaar ma xam ni maa indi coow li je crois que bu ma dee nit dëgg balaay dem retirer sama plainte su ma dee nit dëgg kon tey Ousmane Sonko tamit si j'étais proche de lui ma nekk ñenn ci ay conseillers dama naan ko bul sax génn di waat di ñàkk di mais daka lancé défi aussi daf ko lancé défi parce que foofu tamit Adji Sarr boo xoolee dafay mel ni kuy démentiraat boppam parce que ba muy wax loolu daane man waxuma sax viol bi mais bu dee musta sekk ak man ça veut dire que loolu après mi ngi duggaat ci beneen thèse ba nga xamante ni dafay dàq thèse viol bi waxuma sax viol bi ça veut dire que mi ngi bëgg xawma nan la wàññi lourdeur li nga xamante ni moo di mbir mi maanaam mi ngi bëgg a dàqagum viol bi ça veut dire que sekk naa ak moom ñun Adji Sarr ak Sonko bu ñu sekkee yoonu Sénégal moom waxagul par waxu viol consentement moom waxul nag mais sekk na waat ba xam sekk nañ mais sekk man bi j'aurais préféré mu ne bu tegee loxoom ci kaamil waat ni violé wu parce que depuis loolu viol la ñuy wax la ne non bu dee sañ naa teg loxoom ci kaamil waat ni violé wu man retiré sama plainte mais ba boobu sax tamit man je vois que ni
bakkan moo gën a fort ay wàllu viol ak yooyu yëpp donte nag nit ki parfois loolu mën na la métti sa xol mën na yàq àddunaam tey jii bu amul psychologue bu koy topp bu dee loolu am na li muy wax bu amul psychologue bu koy topp du genre yooyu yëpp di maanaam mën na yàq lu bëri ci àddunaam mën na dem ba jaaree fa ragal góor jaaree fa bañ góor et cetera mais pour man foofu Adji Sarr dafa nag tàmbale di liñ naan hésitation bi bëri woon nag yooyu yëpp tàmbale na nag à partir de là discours am bi dootul safati sénégalais yi dara parce que ñu naan mi ngi dàq teesu viol bi ndànk-ndànk mais en même temps aussi mi ngi yokk ko ki nga xamante ne mu di Ousmane Sonko nag lenn rek laay d'accord mu wax ci mbir mi parce que toog na jour ba mu génnee mu ne contrôle judiciaire bi ma nee nañ ma bu ma àddooti jëm ci wàllu mbir mi léegi mu ne bis bu ñu toogee ñoom noppi si man dinaa toog noppi man tey jii bu dee génn di wax lenn rek la war a tax génn wax da ngeen maa noppiloo kon keneen mu nekk ci mbir mi tamit du wax. d'accord ñu teg foofu rek sa loxo amaana rek dinañ ñëwaat ci yow ci kanam Abdoulaye Kamou dégg nga li nga xam ni moom la Amadou ñi ngi wax moom jàpp na ni rek ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko warul génn di wax mais tey jii su fekkee Adji Sarr dafa jékki-jékki retiré plainte am ñu bëri sénégalais est-ce que duñu wax ni li mu doon tuumal Ousmane Sonko amul. waaw Ami comme cadre Ousmane Sonko daan bi ñu teg si kawam ak jamono ji may ko possibilité muy wax parce que dañu ne chaque 15 jours war na def mise à jour ak ki nga xamante ne moo ko téye donc moom. ba pare warul génn ci territoire bi. waaw parce que dañ koy surveiller quoi dafa nekk à haute surveillance donc moom mënul tëb rek di exprimer wu. par contre Adji Sarr nee naa la démb discours am la bi nga xamante ne c'était préparé te aussi c'était évident parce que Sonko gis nañ ko gisaat ko Sénégalais yi démb nga la moo leen gën a neex si discours bi du lii jàll de courant bi jàll parce que dafa bëri Sénégalais lambda yi ko seetaan du li nga xamante ne moo koy wax non mais jëmm ji la gars yi bëggoon gis dañu yàkkamti woon gis ko donc ci jëmm ji la. ndax ay photo yu bëri ñi ngi doon dox ñu naan moom la wala du moom donc loolu moo njëkk impressionné nit ñi mais par là bi ñu gisee image yi léegi ñu bëri duñu appesanté wu ci fait yi ak li muy wax parce que du ñëpp a jàng mais dañuy xool image bi comment elle parlait wala gestes yi mu doon def parce que comme ni ma la waxee nii comme Sénégal dañu émotif dañu doon xool Adji Sarr lii nañ ko wala liiwuñu ko mais moom elle a été claire hier parce que nee na Sonko si tubaab ni ma ko comprendre mooy si Sonko ose dire qu'il ne m'a jamais touché je vais retirer la plainte ñi ngi wax na ko léegi loolu noonu du tax coow bi fay parce que li xas ba nekk si yoon il faut que mu am suivi donc je pense que ci discours boobu noonu wax yombul mais lajj na fa benn mais aussi ñi koy encadrer aussi mënoon nañ ko gën a tàggat parce que je pense que nit boo koy tàggat ci benn discours la même si médias yi ñëw nañ fekkee parewul rek donc c'était pas le moment mu génn. d'accord parce que démb elle n'était pas à l'aise daal. d'accord elle n'était pas à l'aise Seydina Bilal Niang dégg nga li nga xam ne moom la Abdoulaye Camara wax man xëy na damay yóbbu sama question ci beneen ponk mu mel ni rek ki nga xam ni moo di Adji Sarr li mu def am na ay rëcc yoo xamante ni mi ngi ko ci amal ndax mi ngi naan su xamoon ni bile mbir bile tournure lay jël kon du daal di musa dem ci yoon tey jii mu mel ni aussi jéggalu na sénégalais yi masawu na famille yi nga xam ni tamit ñàkk nañ ci seen bakkan mu mel ni rëccu na mbir mi nga xam ni def na ko. waaw dina ko war a mën a rëccu te xëy na ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko moo ko njëkk a rëccu keroog bi nga xamante ne mu ngi doon def li nga xam ne moom mooy déclaration parce que wax na ne li nga xamante ne moom lañ may jiiñ bu fekkee dëgg la man maay njëkk a livrer sama bopp parce que du ma nangu ay nit di ci ñàkk seen bakkan mu leer na ne benn nit rek boo xamante ne rek dafa génn àdduna dafa mel ni rek àdduna moom moo maam. mais est-ce que loolu war woon tax tey Adji Sarr retiré plainte bi. parce que gis nañ li nga xam ne moo di mbir mi li olof di wax ay du yam ci bopp borom. xëy na ay du loolu alxuraan la yàlla sax moo ko njëkk a wax moo ne war taxu fitna tan laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaassa moom leen yee fitna boo xamante ne bu ngeen koy yeewee du yam ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko sooke mais dina laalaala ñeneen. Amina loolu alxuraan du nekk loo xamante ne du hasard la xëy na loolu moo tax tey ba tey benn Bilal ñàkk ci bakkanam wala benn nit koo xamante ne c'est un citoyen lambda yoonam nekkul woon ci mbir bi mu ñàkk ci bakkanam ay nit yoo xamante ne dañ doon doxi seen liggéey ñu kar leen jam leen ci ñu ñàkk seen bakkan loolu noonu lépp dafay dugg ci li nga xamante ne moom mooy aaya bi maintenant loolu noonu comme ni nga waxee ndax rëccu na ko xëy na rëccu na ko mais jàpp naa ne loolu waru koon mën a pousser à ce que mu retirer plainte bi dama jàpp mooy que ne mbir mi comme ni ko ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Camara waxee dañu nekk ci mbir jamono joo xamante ne actuellement nii Sénégal yëpp ñu ngi toog di xaar suite
kon loolu noonu man jàpp naan rek dañu war a mën a dem rek on doit toujours rek aller vers un procès boo xamante ne rek ñoom ñaar kenn koo xamante ne moom moo ci am ndam Sénégalais yi xam ne kat kii moo ci am ndam mais man jàpp ma ne rek li nga xamante ne moom mooy Adji Sarr war na mën a retirer li nga xamante ne moom mooy plainte am te bu ma ñëwee tuuti rek ci li nga xamante ne moom mooy li mu ni Sonko bu fekkente ne dafa na wax rek na waat bu fekkente ne musul séex ak moom man jàpp naa ne loolu noonu Adji Sarr dina ci xaw a am tuuti rek li nga xamante ne moom mooy ndam je m'explique li tax muy am ndam mooy toujours rek dina semer le doute ci li nga xamante ne moom mooy xelu askan wi parce que askan wi Sonko bu leen fàtte ne Sonko dafa wax ne moom musul séex ak moom Sonko waxul sax ne violé wala dara mais musul séex ak moom rapport musu ñoo am ay li nga xamante ne moom mooy ay relation sexuelle ñoom ñaar kon Adji Sarr bu fekkente ne am na foo xamante ne taxaw na fa sukkandiku ba ne Sonko na waat rek bu fekkente ne ñoom ñaar musuñu sekk loolu dafay nekk loo xamante ne li tubaab di wax rek yaa anguille sous roche. d'accord loolu tamit du gën a réer thèse complot bi nga xamante ni moom la Sonko doon wax depuis le début. bu dee sekk na ne Sonko sekk naag man ci ba muy plainte Sonko sekk naag man peut-être tooñ na ma par consentement peut-être tooñ na ma maa koy wax nii wan naa lool mais nanguwu ko moo tax ma dem porté ci ko plainte pour man loolu mënoon lii ay viol xam nga ñing tey man Bilal moo xamante ne man dama sekk ak nit koo xamante ne bon am na 20 ans wala 22 ans jëm kaw bu boobaa man sama yoon ne parce que damaa sekk moom ci loo xamante ne consentement bu boobaa yoonu justice nekku ci mais bu fe li nga xamante ne moom mooy viol mooy yow nga sekk ak nit ki sans pour autant mu am nga am ci consentement ki nga xamante ne moom mooy ku jigéen ki kon jàpp naa ne li nga thèse bi nga xamante ne da nga ko wax loolu dama ciy d'accord ak yow bu baax a baax. d'accord mu mel ni rek damay fàttaliwaate li nga xam ni moo di numéro bi ki nga xam ni moo di John Dame Gout mi ngi naan une émission pertinente qui répond à l'actualité je voudrais avoir le numéro pour participer mën nga ñu woo ci 77 791 53 92 ngir rek nga daal di mën a bokk en direct ci fi nga xam ni moo di émission bi Ali Sow Ndiaye nuyu nañ ko ziar nañ ko borom ABS mi ngi naan félicitations à toute l'équipe je veux participer mais dama am blème pour participer mën nga ñu woo ci 77 791 53 92 John Dame Gout ba tey mooy ñëwaat naan nous sommes fiers de vous félicitations au président du cercle des leaders de Guinaw Rail mu mel ni rek ki nga xam ne Al Amin lay daal di rek waxal Aminata Thior Babou mi ngi naan su ma nekkoon chargé de com bu Sonko li ma koy conseiller mooy mu wàññi wax ji mu mel ni rek xëy na amaana ay chargé de com am rek dinañ ko daal di dégg ku ci mel ni Malick Sow ñu koy ziar bu baax a baax jamono ji mu nekk diwaanu Richard Toll di suivre li nga xam ne moo di Thiaroye Info TV ñu ngi koy ziar mi ngi naan merci à toute l'équipe comment santé Adji Sarr le doute est partout mu mel ni rek xëy na moom mi ngi naan li nga xam ne moom la gis ci li nga xam ne moo di discours bi dafa mel ni rek Adji Sarr dafa am ay doute ci noonu rek Chico Seck je demeure sceptique maintenant Sonko n'a qu'à s'expliquer mu mel ni rek moom dafa bëgg ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko daal di génn rek janook ñi nga xam ne ñoo di xëy na askan bi ndax rek ki nga xam ne moo di Adji Sarr dafa am rek ab défi boo xamante ni daf ko rek daal di lancé et ci noonu rek Al Amin mu mel ni dañ doon wax ki nga xam ne moo di Adji Sarr jiitu réew mi Macky Sall daka daal di rek recevoir démb gis nañ ni war na ci bàmmeelu yaayam ni moom musul gisante ki nga xam ne moo di njiitu réew mi Macky Sall kon dafa mel ni xëy na li ñu doon wax que ni Macky Sall recevoir naka recevoiru ko d'après ci lu mu wax waaw li mu wax noonu man je pense que ni moo ama parce que tamit tey le président de la république di jël sax risque bi nii tey ñi laam-laame naan lii tey complot la wala du complot ba pare ñu dégg ni recevoir na ko bu dee def na ko de vraiment loolu maanaam ñun dañ ciy am njàqare bu baax a baax a baax a baax Adji Sarr nag di wax ni rek ak lu mu mën na seqal le leader du Pastef Ousmane Sonko c'est-à-dire man démb bi ma dégloo Adji Sarr maître El Hadji Diouf laa dégg muy wax parce que ni mu doon waxee stratégie maître El Hadji Diouf la boo bu ngeen dégloo discours maître El Hadji Diouf sorti bi mu mujjee def xam ni wax lu nekk yàq lu nekk waa kër Sonko yi ak ñi nga xam ne ñoo nañ këram def lu nekk vandaliser ko et tout ça c'est-à-dire Adji Sarr ni mu waxee démb lépp maître El Hadji Diouf la te aussi benn affaire dafa am mooy tey le posture du leader du Pastef muy Ousmane Sonko ku ko déglu da ngay gis ni vraiment parfois il manque d'expérience c'est-à-dire parfois tu n'as pas besoin de te justifier pour certains détails soxla woo ko yàggul dara ci ginnaaw affaire audio Ousmane Mansour Faye bi ñu ko doon accusé
loo xam ne am na y a des années de cela. d'accord c'est plus la peine nga ciy wax. d'accord man tey pour man Ousmane Sonko li mu war a def mooy. nañu dem procès le plus rapidement possible. jaratul muy wax ci dossier bi. d'accord jaratul muy wax ci dossier bi mu mel ni rek dañuy daal di rek sóobu ci li nga xam ne moo di ñaareelu pàcc bi waaye laataa loolu rek ki nga xam ne moo di Maurice mi ngi naan mais bro Adji lu mu wax ci PV bi ak lu mu wax hier c'est totalement différent jaaxalu leen mu def rek ab point d'interrogation mu leen di laaj quel enseignement ngeen di tirer ci bile mbir. mu mel ni rek xëy na bon su fekkee dañoo topp mbir mi rek duñu daal di dugg ci li nga xam ne moo di deuxième partie bi. waaw ami foofu noonu ma indi benn jàngat bi ma si am parce que soo xoolee li mu révélé démb ak li mu révélé ñi nga xamante ne ñoo di enquêteurs yi. am na différence léegi nag man benn bi ma si jàpp ci fait bi parce que dafa ne démb que ni Sonko bi mu ñëwee rek après beneen masseuse bi dafa dem mais suñu xoolee ci benn bi li mu njëkk wax mooy que ni Sonko bi mu ñëwee Sonko dafa def le geste. comme si nga dàqal beneen masseuse bi comprendre nga beneen masseuse bi mu ko defee ni moom après mu obligé wax ak kooku ci bët quoi kooku dem léegi nag loolu rek équation la quoi loolu pour ma leeral ki doon d'accord xëy na ma jox kon ku nekk 30 secondes rek Amadou Gningue tey jii coowal Ousmane Sonko Adji Sarr mu mel ni rek chaque jour ñu am ci lu bees chaque jour mu am ay révélation yu bees yu juddu est-ce que jàpp nga ni bu demee nii bile mbir dina nekk coow loo xamante ni dafay gaaw a fay. bu nekk coow li gaaw fay parce que yàggul dara dem nañu ci benn programme bi nga xamante ni am nañu fa nekk ñu ne nit ñi léegi dañuy jaawale pour ne pas tudd ay tur ñu jëmale coow li si coow waaye moom ay affaire politique mu ne daa am ñu jàpp ni politique course de vitesse la alors que course de fond la. il nous reste 3 ans ci kanam 2024. ça veut dire que yooyu dafay soulever ay points d'interrogation beneen bi am muy incohérence te tey moo waral suñu thème tey bi discours bi am na mais incohérence am na contradiction am na moom mooy lan ci audition bi man je crois que ñëpp su ma violé ci audition bi à plusieurs reprises du ma jël les 4 dernières fois. dama naan kii violé na ma à plusieurs reprises mais les 4 dernières fois c'était telle date yooyu laa jàpp. D'accord. mais jamais si audition bi gisuñu fi fenn fu ñu ne Adji Sarr moom kat wax na enquêteur bi que ni lii sax ñu ma violé ëpp na 4 fois. 4 fois la joxe sama kon noppi. waaw 4 fois la joxe yéegale. 4 fois la joxe ci li nga xamante ni moo di audition bi nga xamante ni moom lañ publié après mu gisante ak enquêteur yi démb nag la ñëw xamal nañ ñu sax ëpp na 4 fois mënu kaa peut-être compter loolu tamit dafay nekk benn incohérence. day jaxase nit yi mooy fàttali rek sama caméraman de la République Abdoulaye Camara su fekkee mën nga ma dugal ci numéro bi nga xam ni nit yi mën nañ cee jot rek mu di 77 791 53 92 ci li nga xam ne moo di commentaire yi mu mel ni ki nga xam ni rek moo di John Dam Good bi nga koy laajte sànq wax naa ko 77 791 53 92 ñu def rek dernier tour de table pour dugg ci deuxième partie bi tey Bilal Niang li nga xam ne moo di coowul Sonko Ousmane Sarr chaque jour mu am loo xamante ni da ciy judd mais chaque jour mu am ay lënc waxaat wax lii fii nga ñëwaat wax lii buñ ko jàppee nii est-ce que jàpp ngeen ni tey coow li dina nekk loo xamante ni dina gaaw a fay. d'où l'importance d'aller à un procès nag loolu moo tax parce que xëy na jàpp nañ ne nit ñi kenn ku nekk di ci wax te Ami Faye buñ fàtte ne ñi ci wax ñëpp xëy na mbir mi xamuñu ci lu bëree bëri mais xëy na réseaux sociaux yi moo leen di poussé à ce que bu kii waxee li tey kii génn def démentir loolu noonu yëpp li koy mën a tënk mu jeexal wax bi mooy ñu dem à un procès et puis procès bi nekk procès boo xamante ne procès bu gaaw lay nekk ñu tiré mbir yi au clair. D'accord. et jàpp naa ne ki nga xamante ne moom mooy Adji Sarr moom elle est dans son droit de loolu la ko ñëpp xam ne ñëpp xam ne ndaw boo xamante ne yow da nga jàpp ne dañ la tooñ am nga droit porter plainte. D'accord. Maintenant il appartient à Ousmane Sonko d'apporter des preuves boo xamante ne moom mooy démentir li nga xamante ne moom la ki nga xamante ne moom la victime bi nga xamante ne du moins wala présumé victime bi nga xamante ne moom mooy Adji Sarr def maintenant ci loolu noonu rek man j'appelle damay woo ñi nga xamante ne ñoom ñooy jeunesse bi parce que jàpp naa ne jeunesse bi ñoom ñooy avenir li nga xamante ne moom mooy réew mi. D'accord. boo xoolee même benn 1 minute rek ma daal. déedéet 30 secondes laa la may dañuy dugg ci deuxième partie bi. même benn 5 secondes du moins. D'accord. boo xoolee xëy na problème bi da nga ciy gis lu bëri que ne réew mi sonn na bu baax a baax loolu nag xëy na président Macky Sall gis na ko te wax na ne nag comprendre na ko parce que boo xoolee askan wi ñoom bi ñu duggee ci Auchan yi li maître El Hadji Diouf xëy na sax li mu wax que ne gars yi dañu dugg ci këram daaj yi frigo yi jël ginaari lekk. dañ ko fiy tere. xëy na war na ko mën a d'accord je m'en excuse voilà. non parce que reetaan bi laay bañ. non en fait je m'en excuse mais xëy na
côté boobu dafa bëgg expliquer que les Sénégalais sont extrêmement pauvres dañoo sonn mais tey jii man ci loolu dama naan moom président Macky Sall la àndal na wax président Macky Sall Sénégalais dañoo xiif. Macky Sall nag moom am na ay renseignements généraux yoo xamante ne moom il doit être au diapason de tout ce qui se passe dans le pays. d'accord kon moom moo war a mën a jël ay décision yoo xam ne gaaw la rek ngir mën a régler li nga xam ne mooy problème semence. d'accord Seydina Bilal Niang damay daal di rek këf li nga xam ne moo di parole bi ndax sinon rek duñu dugg ci deuxième partie bi te li ñu dese ci ay émission bareetul. Caméraman de la République nga joxe rek 77 791 53 92 ci noonu rek El Amine tey rek ñu daal di tënk rek 30 secondes laa la may soo defee comme Bilal Niang dama koy daal di nangu coowal Ousmane Sonko Adji Sarr ndax jàpp nga ni boobu les procès dina gaaw ginnaaw ba nga xam ni kii di Ousmane Sonko jamono ji nga xam ne dañ ko doon déglu rek li nga xam ne moo di dëkk bi xaw naa tàkk na sax laay wax. dëgg la waaw mën naa ni moom dëkk bi moom fan yii passé si ginnaaw li jot a xew. est-ce que tey suñu yëkkati woon procès bi du andiwaat coow. effectivement man loolu laay wax sànq ba tey nee naa maanaam lii yoon rek moo ko mën a leeral tey bataille d'opinion la ñu nekk rek muy Adji Sarr di Sonko bataille d'opinion la ñu nekk. li ñu seq ñoom ñaar si Sweet Beauté ñoom ñaar ñoo ko xam. d'accord foog tey ñu dem procès pour que loolu mën a leer. d'accord maanaam tey. askan bi dëgg la c'est bien beau ku ci nekk taxaw di expliqué wu mais du ñun ñooy joxe justice c'est pas nous qui du ñun ñooy àtte quoi. d'accord yoon dafa am dañu dem yoon mu àtte bu ko defee ñu xam fan la dëgg gi féete mu mel ni rek am nañu suñu mbokk internet boo xamante ni mi ngi ñuy woo rek ñu daat koy jël salaamaaleykum rahmatullah. waaleykum salaam c'est Dame Dione. Dame Dione nuyu naa la ziar naa la fan ngay wootee. maa ngi wootee ginnaaw raay. d'accord yaa ngi en direct ci Thiaroye Info TV. di remercier sama confrère yi toog foofu muy Seydina Bilal Niang. di Al Amin ak ñi nga xamante ne mooy équipe bi yëpp. di wax ne émission bi c'est à l'actualité. vraiment ñu ngi koy déglu di ko rafetlu bu baax. merci beaucoup. ñi fi toog ñëpp gis nañ ne ay idées yi nga xamante ne ñu ngi génn mooy c'est très pertinent. di wax ne ñu ngi gën a ñaax ñi nga xamante ne mooy jeune dañ toog foofu di leen exhorter ku si mel ni Al Amin président du cercle ku nekk gis na li nga xamante ne moom mooy taxawaayam si ginnaaw raay chaque jour à chaque fois li nga xamante ne mooy activité communautaire am na fi loo xamante ne day jur développement wu gox bi dañ ko fii gis di dem que Bilal Niang nga xamante ne moom fierté ginnaaw raay yëpp la di leen remercier bu baax di leen wax ne tamit est-ce que affaire bi jaaduwul ñu toog xoolaat parce que war nañu mun a xool ndax Sonko ak xale bu jigéen bi amuñu woon affinité bu neex dem ba leneen am ci waaw loolu laa amul lu may posé di leen bàyyi ngeen continuer parce que émission bi vraiment neex na trop. d'accord di ko ziar bu baax a baax moom Dame Dione. merci beaucoup Thiaroye Info mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci li nga xam ni moo di woote bi mu mel ni rek tey ay doomu ginnaaw raay la ñu daal di rek dalal moo tax waa ginnaaw raay yi ñoom tamit ñi ngi daal di rek yëngatu ci noonu rek ñu daal di dugg ci li nga xam ni moo di deuxième partie bi rek xam naa dañ koy tënk rek ñu dem daal di cukki tuuti rek tey moom solu xam naa ni solu ma tennis sport mais mun naa cukki d'accord Abdoulaye Camara ana lan moo gën a fës ci li nga xam ne moo di actualité sportive yi. waaw actualité phare bi tey dañuy yemale Sénégal après doo ko génn jël roppalaan bi ni ko Amadou di waxee suñu xoolee démb Aliou Cissé dafa indi liste 26 jours tey ñu yeewu mun naa ne sax démb si guddi la ñi nga xamante ne ñoo di ligue football professionnel bu France dañu ne bépp joueur bi nga xamante ne yaa ngi nekk seen championnat que ce soit muy Ligue 1 wala Ligue 2 wala championnat national duñ la bàyyi nga génn parce que duñu bàyyi benn joueur muy génn zone union européenne di football yi feneen donc ce qui signifie que ñun Sénégal nous serons les grands perdants parce que suñu xoolee suñu joueurs yëpp ay professionnels lañ yeneen équipe yu bëri dañuy jël seen i joueurs locaux yi dañuy jël mais Sénégal 80% yëpp soo xoolee France lañ leen di jëlee excepté les Sadio Mané ak yeneen joueurs yi nga xamante ne ñu ngi joué yeneen championnat yi mais man si position boobu je me vois mal pourquoi ñoom ñu adopté loolu parce que boo jugee fii nga xamante ne moo di seen championnat nga ñëw dañ lay quarantaine nga jugaat fii dem dañ lay quarantaine donc est ce que mënuñu bàyyi ñu ñëw rek parce que avant tout la patrie quoi. d'accord Amadou Gningue lan ngay wax ci loolu tey moom 30 secondes laay may damay taal sama chrono bu ëppee ma daal di nangu. je crois que démb lii
kamu ñuy wax laa wax ci jàmbaru bis bi que ni pourquoi tey jii ñooñu nga xamante ni suñu ay doom dañu faa dem rek waliyaan yi ñoom ñu ëppale ñu suñu ay doom ba tey suñu ay ñi nga xamante ni football kat ci équipe nationale bu leen seen réew juddu soxlaa ñu leen di teg ay jafe-jafe te alors que tey jii ñoom entre européens dañuy génn fu nekk di dem fu nekk tey ku ñu soxla seen joueur dinañ la dem jëli kon il est temps tamit suñu dirigeant sportif yu africain yi peser nag sur la table frapper wala taper sur la table quoi. d'accord Seydina Bilal Niang 30 secondes. damay d'accord rek ak li nga xamante ne moom la mon frère wax muy Amadou Gningue parce que jàpp nañ ne loolu nekk loo xamante ne lu xel mën a nangu la parce que jàpp nañ ni nit ki fi nga xamante ne fa nga cosaanoo moom moo war a mën a am benn plus-value ci li nga xamante ne moom mooy fi nga xamante ne nga fa dem di wàll yaan kon dafay wane rek ne manque de rigueur bi nga xamante ne Afrique dirigeant yi nga xamante ne Afrique am nañ ko toujours rek te loolu dafay ñëw rek ci bi nga xamante ne rek moom la ñu war a mën a def ba fal ki nga xamante ne moom mooy Motsepe ci affaire bi nga xamante ne compromis la man jàpp naa ne ñun war nañu mën a dépasser foo xamante dañu toll ci ay compromis Afrique dafa war a nekk loo xamante ne toujours rek ñoom dañuy war a mën a wane au moins même si bu fekkee ne amuñu puissance boobu noonu mais war nañu mën a bañ nit ki même si bu fekkee ne yow dañ la doon rey sax war nga mën a bañ wane sa dignité ba à ce que li nga bëgg a def yow nga xool nag nga koy mën a arranger. journaliste yi kenn du leen jox timing Alamine. waaw bon je pense que ni comme li ngeen wax rek ci actualité sportive bi bon man nag beneen jàngat laa ci am daal bu bokk ak sama gars yi toog ci plateau bi. bon man dama jàpp ni lii nii tey maanaam suñu politique sportive nationale moo échoué. parce que qui paye comment. tey suñu joueur ñu ngi extérieur ñu leen téye foofu noonu ñoom ñoo leen di fay xaalis ñoom ñoo leen di toppatoo. te tey ak jamono bi ñu nekk feebaru Covid bi maanaam tubaab bi daf leen a sonal. tey du ñu jël benn risque duñ ko jël parce que tey joueurs yi nekk foofu bu ñu ñëwee fii Sénégal bu ñu retourné mën nañ yóbbaale feebar bi Covid bi wàllu ko ñeneen man ma jàpp ni daal côté boobu ñu ñoo war a xoolaat suñu bopp jéem a taxawal suñu championnat bu dëgër am ay joueurs locaux yu baax bu ko defee ñu mën leen sélectionné si équipe nationale yi ñu mën a compétir d'accord Abdoulaye Camara ñu jaadi rek jàll ci yeneen xibaar waaw pour ma tëj foofu comme ni ñu ko waxee nii maa ngi nuyu professeur Mansour Diaw de passage parce que waxoon na ko suñu championnat moom professionnel ba ñun dañuy am ragal sax jël suñuy joueurs locaux situation bi bu présenté woo plus de 12 joueurs bu ñu la ko xañee ce qui signifie que moitié parce que 26 jours la woote woon moitié bi ne léegi nag contradiction am na ci ñi nga xam ne ñoo spécialistes yi ñëpp a ngi naan nañu xool yan logo la ñoo jëm mais fii Sénégal du kenn ku la naan logo bi baax na logo bi parce que favoriser wuñ suñu championnat local soo xoolee nawetaan bi lañ gën a favoriser comme ni ma ko waxoon de base mais xam naa daal le mal est profond comme ni ma ko waxee donc ci laay jàllee ci beneen partie bi ñi nga xamante ne ñoo di Jaraaf de Dakar démb dañu doon jouer seen deuxième match coupe CAF dañuy def match nul bi nga xamante ne c'est comme une défaite parce que c'est un match nul à l'arraché parce que dañu dugal dans l'heure de jeu à la 70e minute entre léegi nag bi ñu demee ba fin temps réglementaire ki nga xamante ne moo di joueur Jaraaf bi égalisé donc ki nga xamante ne moo di Cheikh Gueye mu ngi naan on n'a pas démérité mais vraiment lii yëpp day wane suñu impuissance ak suñu championnat vraiment mënuñu fexe ba am victoire suñu xoolee Teungueth ak Jaraaf bilan globalisé que des défaites et deux matchs nuls. d'accord du ma daal di rek def tour de table da ngay jàll rek si beneen xibaar. waaw léegi damay egg fële nga xamante ne moo di Tugal Amadou Gningue démb amoon na ay journée Ligue des Champions. Tugal Amadou Gningue moomu ko de. waaw Amadou Gningue moomu ko ba nga ni nga moomee cokki. démb amoon na ay journée Ligue des Champions kii di Bayern de Munich dafa gagné ñii di waa Lazio 2-1 une qualification sans surprise par contre dans l'autre match Chelsea xawoon naa tiit ci match boobu mais Chelsea a dominé ñii di waa Atlético Madrid 2-0 donc ce qui signifie que ñoom ñoo complété li nga xamante ne moo di quart de finale yi donc dañuy am un Chelsea qualifié Bayern Munich qualifié Dortmund qualifié Real de Madrid Atlético de Madrid non Atlético est éliminé waaw pour rek wax ne que ascension année bii nii mooy il n'y aura pas d'équipe italienne en quart de finale. d'accord loolu guléet la. waaw loolu guléet la parce que ça fait des années à chaque fois day am continent bu ne rek day am représentant. d'accord tey duma jox kenn parole. li ñu suba tamit dañuy def tirage par rapport ak. waaw suba incha allah 11h la ñuy def tirage Ligue des Champions yi te tey sax guddi àjjuma la bële ko xam naa dina ma mere mais affiche phare bi comme ni ñu ko waxee woon keroog ñii di waa Milan AC ñooy dalal ñi nga xam ne ñoo di waa Manchester United ci Europa League bi des équipes comme Tottenham ou Arsenal qui font partie des favoris ñoom ils ne doivent que
confirmer li nga xam te ne moom lañ defoon seen avantage yi confortable ñu si woon mas aller mais nag bële ko garatoire tey je pense bien que équipe am dañ ko nar a éliminer. d'accord dañ ko nar a éliminer démb dañoo joxe woon ay pronostic wala. waaw pronostic yi xam nga gars yi moom pronostic pari foot la ñuy def. d'accord dañuy tâtonnement la quoi. d'accord tey jarul ko. dañuy tâtonnement mu mel ni rek looloo gënoon fës ci li nga xam ne moo di xibaaru tàggat yaram yi. waaw loolu moo gënoon fës. tey waxtaanee woo parce que mere naa la trop. keroog dégg nga li nga xam ne moom la coach Diaw wax. coach Diaw dinaa ko li mu wax rafetlu naa te dinaa ko def à part de lundi incha allah. en tout cas boo ko deful man maa koy def maa ko signé fii en direct ci noonu rek mu mel ni rek dañuy daal di dalal bu baax a baax ki nga xam ni moo di suñu invité di Seydina Bilal Niang ak ki nga xam ni moo di Al Amin mu mel ni rek foofu nga nekk ci diwaanu nan la tuddati ginnaaw raay dafa am benn mouvement boo xamante ni moom nga fa jiite ñu lay bàyyi rek nga daal di wax li nga xam ni moo di mouvement bi kañ ngeen ko sos ak lan moo leen tax a jóg. waaw merci jërëjëf. yëkkatil tuuti baat bi. waaw jërëjëf Amina ci laaj bi ma laaj ma sawar lool di ci tontu di nuyu de passage waa ginnaaw raay surtout di nuyu la jeunesse en marche ak Dame Bour Dione président mouvement civisme et développement Adama Dabakh Ndiaye di nuyu Mbaye Ba président association AZEP ak yeneen association wala mouvement yoo xam ne tey muy ginnaaw raay man nag tey dama fi ñëw en tant que coordinateur du cercle des jeunes leaders. maanaam ginnaaw raay sud. ginnaaw raay sud maanaam benn kuréel la boo xam ni maanaam dafa lëkkale tey ay président association wala mouvement. man maa koy coordonné. parce que man sama koñ yor naa fa mouvement. d'accord tudd sama gox sama yitte. mais sama gox sama yitte bëri na parce que dalal nañ si koo xamante ni yëmbal la nekk. dëgg la maa ngi koy gis ci réseaux sociaux yi mais bon dama jàpp ni loolu tur boobu noonu ñun ñëpp a ko bokk. d'accord cercle des jeunes bu ginnaaw raay sud lan moo ko tax a jóg. waaw cercle bi dañu toll tey benn moment boo xam ni ci ginnaaw raay dañu gis ni vraiment y a une mal représentation des jeunes ci au niveau des instances de décision. ci commune bi muy mairie ba di tey conseil communal de la jeunesse bi ma leen di nuyu de passage ay ñoom Amar Diaw di fa nekk suñu président conseil mais également ci côté amical bi maanaam structure bi nga xam ni moo géré élèves yi ak étudiants yi bu ñu toogee def benn jàngat benn taxaw seetlu ñu gis ni vraiment ñaari structure yooyu noonu war nañu gën a mën a dynamique ban ak ban amical beeg ban amical bi ak conseil communal de la jeunesse. D'accord. waaw di rafetlu vraiment Bilal liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko fay def ci biir di ko saluer bu baax a baax a baax. d'accord ci noonu cercle des jeunes kañ la juddu ak lan moo tax ngeen yëkkati ko léegi wax nga li tax ngeen yëkkati ko mais kañ ngeen ko créé. waaw bi ñu ko créé léegi foog naa mat na 2 ans. parce que ñu ko créé en 2019 avant corona bi di ñëw. tey ñu ci 2021 am na ñaari at dañ ko créé ak léegi. d'accord yan activité ngeen di gën a faral di def ak tey jii li nga xam ne moo di cercle des jeunes bu ginnaaw raay sud ana lan la def pour goxam. waaw cercle bi boo xoolee comme ni ma la ko waxee dafa regroupé ay président yoo xam ni dañu yor ay structure mouvement wala association tey lépp loo xam ni tey yëngu-yëngu la biir ginnaaw raay mu nekk loo xam ne war na impacter commune bi cercle bi da ciy taxaw. d'accord lan ngeen ko jot a def ci ay action waaw li ñu jot a def ci ay action bari na mais du ma ne dañ ko defee ci tout cercle bi mais tey y a pas mal d'activités yoo xam ne def nañ ko commune ginnaaw raay tey récemment bi ñuy joxe fonds Covid bi mën naa ni cercle bi am na ci ay représentants ci côté vérificateur yi nga xam ne ñoo doon xool maanaam séddale ceeb beeg yooyu ni ñu demee di wax ni aussi ci fan yi ñu jëm ci 4 avril bi ñu préparé benn journée set setal ñu tuddee ko Indépendance Day boobu aussi ki koy def ci cercle bi la bokk ñu président Adama Ndiaye mouvement civisme et développement pour wax la ni maanaam cercle bi ni muy fonctionner c'est très simple c'est des présidents yi nga xam ni ñoom ñoo daje léegi kenn bu defee activité mel na ni cercle bi yëpp moo def activité d'accord su fekkee da ngeen am yeneen question man de am naa question par rapport ak cercle bi mais li nga ma wax nii dafay mel ni rek ay politique bi nga xamante ni c'est un peu individuel quelqu'un bu bëgg a am tour wala ñenn ñu bëgg a am tour man j'aurais préféré peut-être ngeen ne ma je ne sais pas benn union ba nga xamante ni dafa boole ay association mais jël par exemple Bilal président la man président la yow coordinateur et cetera ñu daje teg suñu cercle su may def lenn cercle bi ñëw nii man j'aurais préféré ngeen ne ma tey réaliser nañ nii biir ginnaaw raay wala fexe nañ kat ba nga xamante ni
ki nga xamante ni ñàkkoon na fa bakkanam ci nawetu daaw bi 2019 la wax loolu 2019 la 2020 ci nawet boobu ñàkkoon na bakkan famille kat soutenir nañ ko lii kooku kat bàyyi woon na soxna defal nañ ko lii et cetera et cetera pour man jeunes yi foofu lañ war a toll mais li ngeen def nii man pour man politique la pour politiciens yi dégg leen ñëw ginnaawu leen quoi. wala ñëw dooleel leen. ñëw dooleel leen laa bëgg a wax. waaw mon frère man damay rafetlu maanaam sa xalaat parce que tamit on est en démocratie bi ku nekk. am nga droit wax sa xalaat mën a waxee mais di la wax ni rek cercle bi moom li ko tax a jóg c'est très simple mooy gis nañu ay jafe-jafe biir ginnaaw raay. yu si mel ni par exemple tey ci côté amical bi mën naa ni 2018 ak léegi dafa am jafe-jafe parce que ñu ngi waroon def renouvellement août 2018. août 2019 mais ba léegi nii amul renouvellement ci instance boobu noonu. cercle bi lan la ci def. bon cercle bi li mu ci def maanaam dox na ci ay jéego maanaam dem nañ rencontrer autorité yi ku ci mel ni mairie ba ki nga xam ne moo yor wàllu éducation exposé ko problème bi ba mu ne dina ko jël en charge ba ñu jàppoon sax AG mais nag ak Covid bi moo taxoon vraiment dañ doon pousse AG di ko pousse ba fu mu nekk nii waxatuñ ci dara. D'accord. mais teewul ñu ngi si ay tractation ak ay négociation ak président sortant bi parce que président sortant la muy Sonko di ko nuyu de passage ñu ngi négocier ak moom pour que ñu xool nan la ñu mën a doxalaatee amical bi di ginnaaw raay si servir élèves yi ak étudiants yi. d'accord moom sax jot naa jokkoo ak moom ba xam naa ni rek incha allah semaine prochaine dinañ ko dalal fii suñu plateau càmbaru bis bi Seydina Bilal Niang yow nga nekk acteur de développement di bay sa waax bu baax a baax foofu ci ginnaaw raay mu mel ni sax li nga xam ne moo di cercle des jeunes leaders am nga fa wàll tey jii gis nga Amadou Gningue lu mu wax moom jàpp na ni cercle bi dafa am loo xamante ni moom la war a taxawal mais pas kenn nekk fii président kenn nekk fii président su kii di def dara cercle bi jug jàppale ko comme si que affaire yi politique moo ko lal est-ce que da ngay d'accord ak moom ci loolu. xëy na comme ni ko Amine waxee rek nous sommes en démocratie et moom tamit kenn ku ci nekk nul naa la monopole de la vérité nit ki bu waxee yow da nga koy nangu dëgg même si yow bu fekkee ne jàpp na ni il a tort doo ko wax kenn tu as tort. man éducation boobu noonu laa am benn damay expliquer que ne rek effectivement bokk naa ci membre yi nga xamante ne membre fondateur bu li nga xamante ne moom mooy cercle des jeunes leaders la parce que bi ñu koy taxawal woo nañu ma ñëw ñu toog ci réunion ñu waxtaan ci bu baax a baax xëy na am na benn côté boo xamante ne fàtte na ko ci wax rek mooy toujours rek ñun dañu nekk ci li nga xamante ne moom mooy formation ci li nga xamante ne moom mooy entrepreneuriat prise de parole en public waaye tamit li nga xamante ne moom mooy sur le leadership fan yële passé am na benn kii boo xamante ne def nañ ñaari émission ñaari activité du moins yoo xamante ne benn bi dañu ko def ci prise de parole en public boobu Moustapha Gueye je me rappelle moo ko def ak leadership ak beneen bi nga xamante ne dañu ko def ci li nga xamante ne moom mooy rédaction des lettres administratives c'est-à-dire ay CV li nga xamante ne loolu ay formation la loolu lañ def pour jeunes yi yoo xamante ne pour jeune bi la ñi bokk ci cercle bi wala c'est-à-dire ñi bokk ci li nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci cercle bi mais en même temps population ginnaaw raay ñoom ñoo ci bénéficié wu c'est-à-dire ñun on vise la population mais pas ñi nga membre yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci li nga xamante ne moom mooy ci cercle bi xëy na dafa nekk côté boo xam ne daf ko omettre mais li mu wax que ne dañu nekk dafa cercle bi dafa englobé ñi nga xamante ne moom mooy ay président de li nga xamante ne moom mooy association bon xëy na parce que man amuma association boo xamante ne man maa ngi koy prôné en tant que président mais te alors que man maa ngi ci biir li nga xamante ne moom mooy cercle bi kon cercle dafa nekk loo xamante ne c'est un mouvement élargi boo xamante ne bépp jeunesse boo xamante ne yow yaa ngi ginnaaw raay xam ne war nga mën a liggéey li nga xamante ne moom mooy ginnaaw raay ñu ngi lay invité à ce que nga ñëw bokk ci li nga xamante ne moom mooy cercle bi. d'accord mu mel ni rek message bi jàll na mais xëy na ma poser la question rek balaa Amadou ñu ngi di la poser question amicale des jeunes bu ginnaaw raay jamono ji nga xam ne dañoo waroon def ab AG rek defuñu ko man mi sax jot naa ñëw ba couvrir leen je pense bien ñaar si ay activité ci noonu jotoon naa jokkoo ki nga xam ne moo di Sonko mais lu ni mel antuwul woon waaye mu mel ni jafe-jafe yooyu ba tey mi ngi foofu noonu ci amicale bi ana lan nga ciy wax. bon li ma ciy wax mooy c'est normal à ce que mu am problème parce que xëy na bu fekkente ne da nga nekk ci benn mouvement nga jiite ko mouvement bi gëj a def li nga xamante ne moom mooy ay activité ñu dem ba date bi nga xamante ne date bi ñu la faloon jeex. nga bañ a organiser assemblée c'est normal à ce que ñu organiser li nga xamante ne moom mooy assemblée je rappelle que assemblée bi organiser nañ ko à 2 ou 3 reprises yoo xamante ne dañ koy reporter. lan moo waral ñu koy reporter. bon en fait je pense que bi nga xamante ne moom lañ ko mujjee reporter parce que jàpp naa ne xëy na am na lu ma ci fàtte mais bi ñu koy mujjee reporter je pense dafa tombé loon màggal Kazu Rajab
Kazu Rajab daaw ak Covid bi nga xamante ne moom moo duggoon mais actuellement ni ñoom seen mandat je pense que jeex na quoi et damay ñaan tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités compétentes à ce que ñu organiser li nga xamante ne moom mooy assemblée bu bees parce que il y va ci li nga xamante ne moom mooy bénéfice population yu ginnaaw raay. d'accord lan mooy sa question. pour leeral question bi ma leen posé peut-être ils ont mal saisi peut-être aussi man ma mal exprimé wu mais bi ma doon waxee cercle des leaders ngeen wax cercle des leaders ça veut dire que dafa boole ay nit ñooy leaders yi ñoo ñëw teew man je dis pourquoi pas benn genre fédération des associations par exemple association bi ñëwee intégré kii ñëw su boobaa lay ëpp punch lay ëpp impact su bu nga xamante ni bu ñu jugee cercle bi su boobaa bu jugee wala fédération bi bu jugee ne lii lañ bëgg autorité bi si boppam sax da siy forcé mais bu benn une dizaine de personnes jugee di casse leen certes c'est vrai am nañ engouement bi am nañ engagement bi mais je crois que si c'était une union des associations wala benn fédération des associations c'est peut-être doon na ko ëpp doole ka ay des leaders. là nag à partir de là est-ce que boo ñëwee du nekk benn affaire bi nga xamante ni nit ki dafay promouvoir benn image wala dañuy promouvoir yenn ci ay image xam nga un leader ne se revendique pas ça s'impose. Un leader ne se revendique pas ça s'impose. C'est-à-dire vous imposez votre leadership. Très bien. C'est-à-dire on impose notre leadership. Maintenant ci imposer bi nga xamante ne moom la am na association mais Bilal am na association man am naa mouvement et cetera mais doole boobu moom moo ëpp sama doole ak doole Bilal ak doole. très bien je suis tout à fait d'accord léegi nag est-ce que waruñu woon jël benn fédération des associations peut-être résident à xëy na yow yaa et cetera. man j'ai toujours appelé à ce qu'on conjugue nos forces. ñu parce que booloo mooy gis nga man lu man kese lu ma mën a def wala al amin lu mu mën a def ñun ñett lu ñu mën a def moom mooy boole aljamaatu xuwa loolu la arab booloo moom mooy doole. d'accord xëy na côté bi ñu xaw a am ci défaillance moom mooy ci appellation tur bi te xëy na loolu noonu bon jàpp naa ni war nañ ko mën a rectifier mais c'est pas à ce que nous on impose notre leadership c'est pas ça mais dama la xëy na même si bu fekkee ne dañ koy imposer à ce que pour nit ñi copier ci li nga xamante ne moom la ñuy def parce que jàpp nañ ni lu kenn def ñaar ñoo ko mën a def alors man kese mënuma taxaw wala al amin kese mënut a tax wala benn daam joon kese mën a taxaw ne moom kese dafay dem ngir liggéeyal askan te amul kenn koo xam ne moo ko ci jàppale. d'accord Bilal une dernière question la plupart du temps dañuy gis li nga xam ne moo di mouvement yi li nga xam ne moo di association yi dafay gën di bëri fii ci diwaanu Sénégal mu am yenn mouvement sax wala yenn ci ay association dañuy am ay fin politique lan ngay wax ci loolu. bon damay jàpp rek que ne politiciens yi moom toujours dañuy nekk ñoo xamante ne. parce que suñu gisee base bu taxaw boo xamante ni am na ay nit dañuy jéem a dugg ci suuf di leen financer. te jeunes yi la plupart du temps yooyu suñu duñ ko rejeter. c'est-à-dire association yi bëri yi ngay gis ne dañuy débuter rek ne ñun nous sommes apolitiques mais tey benn Bilal mooy nekk politicien jékki-jékki am xaalisam rek ñëw waxtaan ak association bi association activité bu ñuy am man bu may participer xam nga kii paie comment. comme li ko waa ji waxee bu boobaa association boobu noonu dootul nekk association boo xamante ne bu am benn crédibilité bi nga koy mën a parce que toujours rek da nga koy taxé ci li nga xamante ne moom mooy politiciens yi maintenant li tax nag association yu xëy na boo leen xawee dindi tuuti ci politique dafay xaw a jafe du tax loolu xëy na financement bi nga xamante ne war nañ ko mën a am maanaam benn autonomisation bi nga xamante ne ñoom war il doit être autonome duñ ko am moyens yi nga xamante ne duñ ko am toujours rek duñu dem seeti benn waay boo xamante ne au moins day def politique wala benn accès de développement boo xamante ne au moins da leen mën a dimbali bu ñu taxawee seen journée bu baax loolu xëy na loolu man jàpp naa ne loolu mooy tax association yu bëri di dévier wu di dem di defaat li nga xamante ne moom mooy politique. d'accord ku ci mel ni Maurice mi ngi naan journaliste bi je l'aime bien di la jaajëfal bu baax a baax xëy na man lay waxal nee na mooy sama fans number 1 waaye tamit dafa mel ni mi ngi laajte numéro xaw ma numéro ban lay laaj nee na moom message s'il te plaît nee ko may fansam Maurice dégg naa la bu baax a baax ma lay ziar amul problème yaay fans number 1 bi ci noonu rek ki nga xam ne moo di Malick Sow depuis Richard Toll mi ngi naan merci beaucoup Amadou et Ami y a beaucoup de coordination unisson pour un seul but mu mel ni rek nee na li nga xam ne moo di xëy na mouvement yeeg coordination yeeg wala coordinateur yi dafa bëri rek nañ daal di booloo rek ngir mën a nekk benn Dame John Good mi ngi naan merci Bilal Niang encore une fois Maurice aussi mi ngi ñëwaat naan mais est-ce que les associations ont le même but damay bàyyi rek képp koo xamante ni kuy tëj ku nekk rek daal ci sànni sa kàddu mu mel ni rek li ñu dëkkaloon ci ay ci waxtu daal dinay jeex rek sànq ba tey sama cameraman de la République mi ngi may def signe nag Amadou Gningue ñu daal di tàggatoo rek lan ngay tëjee waaye tamit répondre question wu Maurice bii di laaj est-ce que association yi même bi lañ am ci 30 secondes. mën naa tàggoo ak
wax ci 30 secondes mais dinaa fexe def le tout ba li nga xamante ni daal moom moo di association ak lii mënuñoo toll ci même mënuñoo yem même but peut-être dinañ am peut-être ay vision yu jëm ci même anam mais dinañ dem ba à un moment seen yoon yi xaw a parallèle mais su boobaa yoon yi parallèle association bu nekk fa nga nekk na nekk ni avancement wu localité boobu rek léegi bu loolu amee jeex na à part ça di jaajëfal ñi nga xamante ne ñu ngi doon topp ci suñu page Facebook thiaroyeinfo.net di si kanam tuuti dinañ am li nga xamante ne moo di émission si chaîne YouTube bi Thiaroye Info TV di jaajëfal ñi nga xamante ne moom laa bokkaloon plateau bi Al Amin Bilal Niang mon frère pour moi mais aussi Abdoulaye Camara le coach de la maison ak yow li nga xamante ni yaa doon présenté tey jii bis bi nee nga dag maa noppal waaye franchement noppaloo ko di jaajëfal aussi suñu technicien gëla ko moo daw moo tax nga toog plateau su dawul woon moom mooy ñëw sant ak ngërëm ñeen la Amadou Gningue ki nga xam ne moo di Abdoulaye Camara suñu sportif de la maison lan ngay tàggatoo waaw Ami su ma ñëwee si li nga wax sànq rek bii mën na différer mais comme village sànq cof na ko tuuti mooy ñu bëri association yu bëri dañuy dem ne nous sommes apolitiques mais après influence bi wala moyen di boor bi dafay manqué ba nga xam ne ak politiciens yi andi koppar bi ñoo indi koppar rek après ñu changé idéologie quoi mais daal lépp li may wax comme ñoom ñoo bokk localité rek conseil bi ma leen jox mooy ngeen unir seen force parce que su ngeen unir seen force rek objectif yi ngeen bëggoon am parce que idées yi da ngeen di sélectionner les meilleures idées ngeen adopté ko te objectif yi ngeen bëggoon am rek ngeen ko atteindre d'accord pour tàggatoo rek maa ngi nuyuwaat ñu ma bokkal plateau bi suñu ñaari invité yi plateau bi aussi tey yaaññi na parce que am da nga jërele am mais am wax na dëgg noppaloo ko nag heure ba dana fekk mu tëdd ne la quoi mais maa ngi nuyu sama poulain di nuyu sama waa famille sama yaay ak kan mooy sa poulain non sama poulain yi jarul mooy li ma la ah d'accord déedéet bàyyi dama waa ISBK maa ngi nuyu daal c'est ce que je vais pas compris maa ngi nuyu aussi waa partie technique bu baax a baax d'accord ñu lay jaajëfal maa lay jaajëfal d'accord ñu lay jaajëfal bu baax a baax suñu sportif de la maison waaye war ngay di organiser ay séance rek daal di takk daal di jiital ñu daal di daw rek di topp sa ginnaaw ñëpp amul xaaj ak seen équipe Thiaroye Info yëpp Seydina Bilal Niang lan ngay tàggatoo waaye xëy na nga daal di cof rek as lëf ci li nga xam ne moom la Maurice wax ci li nga xam ne moo di association yi waaw dama koy nuyuwaat bu baax a baax Maurice c'est mon ami jàpp naa ne maam moom daañu échange ci ay mbir yu bëree bëri c'est un ami à qui je voue un immense respect te moom xam na loolu bu baax a baax maintenant man jàpp naa ne association yi ñoom ñëpp ñoo war a bokk li nga xamante ne moom mooy objectif wala benn point de vue mooy lan mooy le développement de la cité ou le développement de la localité jàpp naa ne association yi bu ñu taxawee loolu mooy rôle association maanaam def le tout rek ngir rehausser li nga xamante ne moom mooy sa quartier wala gox bi nga xamante ne moom la dëkk maintenant nag facteurs yi nga xamante ne moom mooy tax ba nit ñi di dévier loolu nekkul dara leneen loo xamante ne lu pécunier quoi loo xamante ne c'est mbirum koppar la du moins ni ñu ko mën a waxee. lan ngay tàggatoo. waaw xanaa di leen gërëmaat bu baax a baax c'est un honneur de participer ci li nga xamante ne moom mooy émission bi nga xamante ne xëy na daanaa leen tooñ sax di leen envoyé message naa leen kañ ngeen may invité xëy na loolu laa leen sonalee ba ngeen invité ma mais di wax yow ci kër gi nga bokk. waaw ci kër gi laa bokk loolu moom leer na en tout cas kontaan naa bu baax a baax comme ni ma ko waxee bi may ubbi ci bi ma ñëwee fii fekk fi li nga xamante ne moom mooy logistique bi ak ni journalistes yi nga xam ne c'est des journalistes pertinents ma xam bu baax a baax li may wax di leen wax rek que ne ay jeunes ngeen continuer li nga xamante ne moom mooy ci yoon bi et que demain fera jour waaye rek maa ngi gërëm ñi nga xamante ne moom mooy sama waa koñ waa ginnaaw raay di gërëm ñi nga xamante ne moom mooy internautes yi nga xamante ne ñoo ngi doon suivre Thiaroye Info TV di jéggalu rek bu fekkente ne wax naa benn kaddu boo xamante ne rek dafa ñagas amul loolu nekk woon loolu laa du jublu mais xëy na lépp lu ma doon wax rek lu doon mën a doon joxe sama xalaat rek jàpp ne rek war naa mën a wax tuuti lu jariñ li nga xamante ne moom mooy askan bi maa ngi jégalu bu baax a baax. sa 30 secondes yi de comme 30 minutes tey journaliste yi di ko jaajëfal bu baax a baax moom Seydina Bilal Niang nekk sama confrère nekk foofu ci diwaanu Oxygène FM ci noonu sax may def un big coucou ak waa Oxygène FM waaye aussi di jaale bu baax a baax ki nga xam ne moo di sama consoeur May Faye mi nga xam ne dama dégg ni dafa daal di ñàkk ki nga xam ne moo di waajuram bu góor rek équipe bu Thiaroye Info mu ngi koy jox ñu ngi koy jébbal ak njaalam di ñaan yàlla rek kooku nga xam ne moo di papaam suuf sedd si kawam yàlla xaare ko aljana waaye tamit jéggal ko ay bàkkaaram Al Amin lan ngay tàggatoo. waaw Amina xanaa di leen jaajëfal rek di leen encourager tamit également en tant que jeune parce que émission bi nga xam ne yéen a ngi koy def am na solo daan naa ko suivre vraiment mais également di rafetlu invitation bi nga xam ne def ngeen ko
bon de passage mooy nuyu waa association Ndimbal Njaboot aide familiale bu nekk une association nationale et internationale président bi di Ngagne Marie Sebor actuellement mu ngi États-Unis maa ngi koy déggee bu baax a baax di wax ni man responsable laa si association boobu noonu maa fa yor lépp loo xam ne wàllu projet la te association bi chaque mois day dimbale ay nit maanaam du ñu laaj kenn dara yëkkati suñu xaalis ak ay bonne volonté dem di fayal ay malade gratuitement di nuyu également les présidents yi nga xam ne ñoo ma yebal fii di waa cercle bi ku ci mel ni Adama Dabax Ndiaye Dame Big John ak ñeneen ak ñeneen Mouhamed Lamine Thiaw ak ñeneen ak ñeneen di gërëm waa ginnaaw raay ñëpp Halim Pro di la ziar seen liggéey rafet na jërëjëf merci beaucoup. d'accord di ko jaajëfal bu baax a baax muy Al Amine ci invitation bi nga xam ne invité nañ ko ci mu daal di rek ñëw daal di répondre bi les invitation waaye tamit ku ci mel ni Maurice moom mi ngi laaj fan la Thiaroye Info nekk Thiaroye Info mi ngi nekk fii ci Jidda Thiaroye Kaw ci watu terrain guy gi mu mel ni sax moom Maurice ba tey rek mi ngi mel ni mi ngi laajte sama numéro rek amaana xëy na ku ci mel ni Seydina Bilal Niang dina la ko jox rek wala Al Amine mbokk internet yi di leen jaajëfal bu baax a baax ci li nga xam ne moo di teewlu bi moom Maurice depuis ba émission bi commencé ba tey mi ngi ñuy teewlu waaye tamit ku ci mel ni Dame Dione mi ngi naan merci à toute l'équipe votre émission était à la hauteur ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Amina Thior Babou man ngay tooñ waaye duma la wax dara mi ngi ma naan Amina Paye sa sañ sa baax na amul problème yow laa koy jox ki nga xam ni moo di Maurice na leen suñu mbokk internet yi di leen joxe dig daje suba incha allah ci émission bi mi ngi may félicité bu baax a baax mi ngi naan macha allah et courage cher ami waaye aussi mi ngi jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo mu mel ni rek tanta ngërëm ñeel na leen suñu mbokk internet yi di leen joxe dig daje suba incha allah ci yeneen émission ci yeneen numéro waaye way leen di suivre suñu ay actualité ci 3W Thiaroye Info bu baax a baax ki nga xam ne mooy caméraman de la République Abdoulaye Camara Aminata Thior madame Babou moom tamit mi ngi nekkoon ci wàllum technique bi Martin Mendy dafa mel ni moom koor gee ko jàpp ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje incha allah ci beneen émission càmbaru bés bi ci même heure jaajëf